parcelle bi ba jëm ba côté croisement 22 dañu ñëw fii parce que apparemment d'après li nit ñi di wax que dafa am benn kenn kuñ fi rey à bout portant par balle voilà donc amaguñ ci lu ñu leer nañ mais on va essayer en tout cas de vous donner le maximum d'informations quoi surtout gis-gisu nit ñi. ginnaaw croisement 22 bi rek. booy bi ñu rey fële na ki ñu rey bal vere lañ ko dóor. Ivory bal vere foo demee bal mu ngi fi am naa vidéo yaa ngi ni suñu téléphone. mu ngi nii suñu téléphone vidéo nañ lépp. instant yii nii Sénégalais yi dañuy sonn. yéen da ngeen doon filmer affaire yi. dañu doon filmer affaire yi waaw ñun suñu amul lu ñu gën a daal Macky Sall na démission na bàyyi ñu si yow ndax instant yii doyal nañ ci moom sëkk. loolu mooy sama gis-gis man waaw. te instant yii nii ñii nii taxaw police yi nañ jàppale askan bi. waaw rey bi bëri na lool Sénégalais yi ñu bëri na rey nañ dóor waaw léegi daal nañu jàppale daal instant yii nii xam nga rek. dañoo sonn quoi Sénégal ñu dafa métti ñu du ñu suñu mbool suñu mag yi suñu raqe ñu boole ñu reyante suñu biir ñoom ñuy def na ñuy def bu pare ñu nañ bàyyi ñu reyante suñu biir ñu ñëpp suñu grand frère la ñu ñëpp taxaw ñun nag nen lañ boole ñuy reyante suñu biir de jaru ko waaw léegi nag nañ xool solution tamit moom mu xool solution moom mooy def mooy décider na xool na wax ak askan bi affaire viol jarul lii ni ay laalante ay nangam jarul ko ñun ñooy reyante suñu biir xool ñi taxaw suñu grand frère lañ ñi taxaw ñu ay responsable bàyyi suñu liggéey daan xool li ñu taal li ñu yàq ne seen xaalis moo ko defaraat xool oto jàmbur li yëpp am na kalkab tax raafkat la kii suñu grand frère ñi ñëpp ñoo bokk ñun benn deret ñi ngi reyante suñu biir tey bu yëngaloon léegi dañuy tasaaroo fii dañu indi la paix gaan suñu réew gaan moo gën a naaj sax jàmm rek lañ bëgg tamit nag ñu bëgguñ leneen mooy jàmm tamit ñëpp benn lañ merci waaw salaamaaleykum ça va na ngeen def na ngeen def Ça va bien. vous avez quel âge Ñun bon 18 19 20 ans. 18 19 20 ans lu tax ngeen yëkkati drapeau bi Juste pour prôner juste une pour la Afrique paix. africaine. Parce que- On prône une Afrique africaine, comme les Français l'ont fait. Ils ont opté pour une Europe européenne. Nous, on opte pour une Afrique africaine. Voilà, c'est tout. waaw te coowuñu xuloowuñu xeexuñu suñu dëkk moo ñu ñor moom la ñuy xeexal. ñun moom lu ñu ñor du dara lu dul jàmm dellu si réew mi quoi parce que lii nii amul sens parce que jàngatuñu dematuñu jàngi. activités yi yàqu na la paix on peut la paix. nous sommes pour un Sénégal boo xamante ne nii maanaam ñu dañuy xeex Sénégal boo xamante ne nii maanaam Sénégal boo xamante ne jàmm moo fi am xam nga ak salaam ak démocratie parce que ñun boo xoolee la wañu wàccee si terrain bi gars yu bëri dañuy jaawale pour ñoom problème Sonko bi la ñu ngi nii Sonko bàyyi nañ ko bu doon problème Sonko bi la del na suñu ko ba dem tëddi nelaw mais du problème Sonko bu doon problème Sonko ñu ngi suñu ko di nelaw man boog mais man li may xeex man mooy maanaam dëkk boo xamante ne gars yi nga bëgg a def dëkk boo xamante ne maanaam pays dictature xam nga parce que tey jii yow mënoo ne yow politicien nga ne yow bëgg am opposant mënul nekk yow opposant bu ñëw nga jéem a salfaañe jéem a xam noo ko def xam nga. nous ne sommes pas des terroristes. nous ne sommes pas des terroristes gars yi ñëw nañ fii xam nga génne ay communiqué di wax ay les Sénégalais sont des terroristes duñu ay terroristes ñun lu ñuy xeex ñun maanaam dañuy xeex loo xamante ni pour ñun la suñu Sénégal la ñuy xeex tey jii yàq bi nii neexuñu gënaluñu. c'est ça yàq bii gënaluñu li ñuy yàq nii ndax li ñuy yàq nii après suñu xaalis lañ koy defaraatee kon gënaluñu. xam nga mënoo ñëw woote marche pacifique génn yor sa drapeau woote marche pacifique ñu ñëw di la téere ay lacrymogène ak ay bal loolu neexul ci xol tey jii suñuy confrères ñoo tëdd fii dee tey looloo tax looloo waral xeex bi yegg fii nii tey benn nit moo fi dee am na ñoo xamante ne ay blessé lañ leen évacuer sama kanam man maa gis ñu téere nit ci tànk sama kanam te du yoon te kooku drapeau Sénégal la yor gars yi tiire ko bal drapeau Sénégal xanaa nit bu yoree drapeau Sénégal sax nga am looy seet. dañoo xëyoon uniquement ñu jaalale woon si statut yi dañoo ñëwoon pour élèves yi ñëpp lañ ko wax pour ñu marche pacifiquement mais dañoo ñëw ba fii policiers yi sànni ñu lacrymogène ñii di ñu tiire am na koo xam ne dañ ko tiire bal daa dee sur le coup te loolu du yoon te ñun dañoo jëloon décision marche pacifiquement amul xeex amul xuloo ñu ñëw parce que jàmm lañ bëgg mu dellu si réew mais nag dem nañ ba policiers yi ñëw def lu leen neex tiire suñu ay frères rey leen ba pare am ñu bëri ñu blessé te loolu du yoon wax dëgg fa neex yàlla waaw. léegi su fekkee ne vous deviez vous adresser au président de la République Macky Sall lan ngeen koy wax. loolu lañ koy wax xanaa li ñu koy wax lenn kese la mooy mu dellu ginnaaw te mu nangu am opposant mu nangu ne bu ko Ablaye Wade defoon nii comme nu muy def opposant bi kon tey du yegg fii. voilà 2009 ba ko Ablaye Wade di woo dafa nangu population bi yëpp ànd ak moom dem accompagner ko tribunal tey jii moom bu fàttali ko moom tey jii war na jomb yu bëri. voilà bu fàttali ko war na jomb lu bëri parce que tamit lii neexul nga ne yow population bee la jàppale ba nga am li nga am tey jii nga parce que population soxla la nga leen yebal ay ministre de l'intérieur ñun soxla wuñ ko moom lañ soxla mu génn taxaw wax. maa ngi la dénk sàkk ngay wax doo ñu jox saa bi ah. waaw lu tax ngay seetaan. non ñee lay xaar ñu avancé.
ñan ngay xaar ñu avancé manifestant bi ñoo ngay xaar ñu avancé pour lan noonu. non pour dara. lan nga xalaat ci situation actuelle bi. non dara xaw. wax leen seen xalaat. waaye waxal nañu soxla non booy bi moom bàyyi na la ko kaala bi. waaw jërëjëf situation actuelle bi. waaw mais soxna si boo xoolee moom situation bi moom doy na waar quoi doy na waar trop parce que Macky moom moo sax xam nga dafa war a bàyyi xam nga maanaam réew mi xam nga mu da laa mën a waxee sax xam nga gars yi nekk si jàmm quoi affaire yooyu parce que tamit léegi tamit maanaam doo ko topp tamit ba mu sës tamit quoi mun naa ne genre xam nga benn affaire complot la woon léegi xam nga maanaam tamit dil bi mën naa ne éclaté na quoi tamit genre xam nga comprendre tamit quoi. léegi bu ko neexee ñun mën nañ arrêté suñu révolution mais 2024 incha allah nañ abal du pousse 2024 du pousse élection du ne 2026 la koy def du ne 2024 at lu mu mënti am même beneen crise bu amaatee 2024 incha allah dañuy jël suñu réew jox ko keneen même bu dul Sonko. ok 2 mandats rek laay def dootuma def 3e mandat coow li seey. instant même su ko waxul même joxul mu koy wax de instant bi c'est jeex na c'est fini leçon bii ñu ko wan ni moom mooy jeex na gas yi bii mooy dernier mandat am ku mu bëgg ko mu bañ ko gouvernement am képp koo xamante ne luubal nga suñu alal bu yaboo nga teel a waajal sa bopp te xam ne di nga ñu ko fay képp ku lekk suñu alal di nga ñu ko fay parce que c'est pas normal on peut pas être là on est des pauvres les riches sont en haut ils sont là-bas avec leur famille hein. Tu as vu hier ils étaient en train de fêter leurs anniversaires je sais pas quoi c'est pas normal on doit changer la situation de ce pays donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire. Des projectiles am na yuy tàkk ba léegi on essaie quand même de recueillir en même temps les avis des uns et des autres voilà jot nañ fi wax ak ñenn Croix-Rouge ñi ngi nii suñu ginnaaw on leur a demandé aussi ñu joxe seen avis apparemment ils ont pas le droit de communiquer. Du côté des manifestants que ça bouge le plus quoi. Les policiers ils sont sur leur garde ñu ngi taxaw ci seen position et tout et puis di wax population bi ñu reculer un peu ainsi que les journalistes quoi pour plus de sécurité. jéem di avancer nank-nank donc suñu xasee ñëwee ba xaw a jege ci policiers yi sànni projectile pour les faire reculer un peu mais voilà dafa mel ne en ce moment ils sont vraiment décidés qu'ils n'ont pas envie d'arrêter la situation actuelle quoi. Manifestation yi am fi parce que affaire yi dama gis ne comme su fekkee jeex na ah amul problème ah su fekkee affaire yi nga xam ne ni jeex na liñ doon xeex fan yi 3 jours ñu ciy xeex bañ a liggéey 3 jours loo xam ne ñu ngi koy xeex booba léegi liggéeyuñu ah ba yàlla tey dogal gars yi jël nañ ci décision ba Ousmane Sonko dina ñibbi këram si jàmm ak salaam li war mooy ñun ñëpp ñu teg xeex bi si suuf te dem liggéeyi quoi li ci des ñu bàyyi ko si loxoy avocat yi ñu liggéeyi ko waaw. injustice bi lañ doon xeex yàlla dogal na kilifa diine yi démb wax nañ. mais tey suñ jógee tey ji bëgg a yàq li nga xam ne ni moom ñëpp a ko bokk si nga bokk si daa bokk sécurité ñëpp la suñ ko bëggee yàq ah du sotti kon nit su lépp looy def da ngaa war di xalaat quoi di doxeek sa xel gisoo tey ji population baa ngi nii ñenn ñi ñëpp si koñ bi lañ dëkk te ñu doon xeex si lañ bokk gisoo tey ji ñu ngi nii si ginnaaw policiers yi lañ ne di jàppale policiers yi kon léegi waruñoo nangu tey ñeneen di jógee fële jàkkaarloog policiers yi mu mel ni guerre civile la ah lii moom c'est pas normal quoi sama gis-gis waaw nekkul loo xam ne ne. nee nañ bu arrestation Sonko bi benn genre goutte d'eau la rek bu ñëw dal ci kii bi y a d'autres frustrations yi nga xamante ne moo sonal population bi quoi que Sonko li ñu ko arrêté dafa ñëw rek dolleeku ci mbir yi ba tax mu poussé population bi ñu génn yow loolu si xalaat. waaw population bi moom li tax affaire du question de Sonko parce que kenn ku ne lii la métti moom ngay génne gis nañ jeunes yi amuñu liggéey gis nañ fi affaire gaal yi. gis nañ fi tey ji ñàkk liggéey bi nga xam ne moom la jeunes yi ñàkk liggéey nit ñi amuñu liggéey suñu lekkee soo xoolee Auchan ni lan lañ doon jël ay ceeb ay diwlin ay suukar mais pourtant yeneen matériel ñi ngi fa jëluñu ko liñ doon jël mooy li ñuy dundee kon nag loolu état bi moom moo si jël ay décision pour saafara si askan wi parce que nit tam su la falee da ngay xam ne nit ñi dañ laa fal liñ bëgg nga defal leen ko quoi
tey jii lii nii tey jii su neexoon Macky Sall sama gis-gis pour man lii lépp du am parce que su ko neexoon tey jii li nga xam moom la jeunes yi di xeex 3 jours yëpp mënoon na génn wax ak askan wi wax li nga xam parce que moom président la su waxee tey jii nit ñi daañu ko déglu mais kilifa diine yi bañ waxee tey démb nit ñi déglu na parce que ku ne doon na tiit lundi bi pour nga liggéey pour nga xool tey jii noo def kenn ku ne mi ngi tëj place am na ñoo xam sax dañoo dem ñibbi seen village yi parce que ni yaakaar ne tey dëkk bi dina tàkk mais kilifa yi démb bañ waxee moo indi tey saafara si à la fin gis nañ ci résistance parce que justice bi moom ni mu doxalee nit ñi bëgg nañ ci soo demee kër Sonko ñu ngi marche di jubilé mais tey jii man pour man Sénégal ñëpp dañoo war di jubilé di marche kontaan si affaire bi nga xam moom moo am quoi li si des ñu bàyyi ko si loxoy yoon gérer ko quoi waaw sama gis-gis mais ñiy xeex fii xoolal tey ji ñi nekk si ginnaaw ñaata millions de personnes ñoo nekk si ginnaaw police yi te ñii ñëpp ñi doon taxaw di sànni xeer di manifester wu ñëpp si lañ bokk ku ne bokk ma si manifestation bi li xew waxul lu am ñëpp si lañ bokk mais ba nga xam ne liñ doon xeex jot nañ ko xeex bi pour man jeex na quoi waaw loolu la woon quoi. ok instant yi nii ñu ngi ci même situation bi depuis plusieurs minutes maintenant li ñu remarqué mooy que ne police def na ay actes envers eux. ne ni police ak gars yi ñu ngi mel ne ñu commencé déggoo quoi pour arrêter la situation actuelle. Voilà, donc on va voir comment est-ce que ça se déroule. Mais bon, ñoom ñi ngi kii mais en même temps xeer yi ñu ngi ñëw quoi police aussi ñu ngi doon seen ay projectiles donc alors pardon. Vers les manifestants, ils les poursuivent quoi en ce moment même donc voilà manifestants yi ñu ngi daw di dugg ci ay koñ di tas quoi ñu ngi commencé tas ndànk-ndànk. ñu ngi commencé déplacé wu seen oto yi et tout. ay atam mu ngi toll ci fukk ak ñaar ñu faat bakkanam lu yàggul dara du ko suba waral ñoom ñu jug ne dañu fas yéene daal di ñaxtu wane seen ñàkk a ànd ci li nga xam ne moom mooy li fi xew waaye nag moo mel ni ci jamono ji moom li des mooy nettoyer les lieux mais but daanaka. Voilà, donc la police est en train de se déplacer un peu. Donc comme ils ont gagné un peu de terrain, ils sont en train de se déplacer un peu. Voilà, pour sûrement maîtriser cette foule-là. wala sax yenn yi ay obstacle yoo xam ne chantier yi fi nekk ci la jógee waaye nag fi mu ne nii moom daanaka mën nañu combat bi moom bon alors li ñu remarqué dafa mel ne que ne manifestants yi dañu tas mais que dañu dugg ci biir koñ yi di génne yeneen koñ voilà loolu lay ndiru donc voilà parce qu'on voit que policiers yi ñu ngi xool mbedd bi nekk en face de. Ils ont ramené d'autres véhicules en ce moment. C'est un peu tendu quoi parce que apparemment on dirait qu'ils en ont un peu marre de cette situation. Ils veulent en finir une bonne fois quoi. Alors, on entend un policier qui demande à ses collègues de venir. Mi naan kay venez. Ils en ont marre. Autopolice mi ngi bloqué nii ci benn genre gouffre. Dugg na ci benn genre pax. Voilà. bi daal di incliné noonu xëy na pono avant droit moom moo am ay jafe-jafe. ay jeunes koñ bi ñoom ñooy daw noonu dem nga dimbali ji waa police ay jeunes koñ bi ñoom ñooy daw noonu. ok police la police mi ngi woo les jeunes spectateurs pour ñu ñëw dimbali leen pour ñu yëkkati oto bi dugg ci benn genre pax voilà. donc lii mooy wane que ne vraiment comme on dit Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xaar ñaar quoi voilà.
spécialiste des émeutes université bu amee yenn jafe-jafe yi. GMI la voilà GMI. ñoo gën a maîtriser mooy maintien de l'ordre wala rétablissement de l'ordre. donc manifestants yi nga xamante ne police daf leen a tasoon de l'autre côté dañu jàdd dugg ci biir ay koñ pour mën a fële si koñ yooyu noonu pour mën a dellu si waat voilà donc on va voir la stratégie de la police. Encore une fois ñuy rappeler que li waral lii nii yëpp mooy que ne apparemment il y a eu un garçon qui a été abattu par arme un coup de feu. Bon li ñu remarqué mooy foule bi tas na reculé nañ mais dañu dajalewaat ci côté station bi Shell bi donc sooy xool na le au fond di nga gis benn foule bu nekk foofu encore dafa mel ne dañu reculer rek mais tasuñu réellement. Bon police mi ngi taxaw ba léegi voiture GMI ñi ngi taxaw 4x4 bi mi ngi ci ginnaawam am nañu taxaw di xool situation bi am na ñuy nekk di wax ak population bi pour ñu circuler pour ñu éviter mouvement de foule bi voilà 4x4 bi mi ngi avancé di dem vers la foule te soo xoolee au fond am na yeneen ñaar wala ñetti auto police yu nekk en face de la foule foofu noonu taxaw. noo ko gisee par rapport ak situation bi nii ñu nekk. journée bu waroon neex rek xam nga jigéen dafa am valeur mais tey ñu jël journée bi tàngal ko ba mu tàng jir nii policiers yi suñu njaboot lañu xale yi di xeex suñu njaboot lañu dëkk bi ñun ñoo ko moom jàmm moo fi xaj kenn ku ne la dellu si xelam ci yàlla ñi xam ne àdduna amul solo ñii ñu rangé ko mu jeex kenn mënul liggéey xale yi ñu am asthme ñu ngi sonn ñun fii Parcelles la suñu kër ay asthmatique lañu la kër Moussa ba ci biir kër gi ñëpp a sonn ñun jàmm moo xëcc ñun dañuy rafetal affaire bi fii ay dëkku l'islam la dëkku jàmm yaatuwaay moo fi nekk. xam naa ne yaa ngi laajte 8 mars journée de la femme tey ñu war a sargal jigéen ngeen baal ma de mais vraiment ñu incriminer jigéen waral dëkk bi tàkk ni loolu nekk na loo xam ne tey jii du suñu sàkk ndax suñu sañoon tey jii duñu tudd jigéen tudd safaan wi parce que dañ naan voilà jigéen ñi ñooy tas àddina waaw contrairement à ce que li am mais xam nga rek yenn góor ñi toujours dañ naan wax nañ leen jigéen ñi lii te tey suñu journée la ñu waroon ko fêter dans la paix dans la joie mais ñu ngi koy fêter ak guerre ça c'est désolant jusqu'à tuer des jeunes de petits enfants yéen gis ngeen situation bi ni mu demee ici aux Parcelles kenn lekkul kenn naanul kenn talul añ suñu waa kër ñu ci bari asthmatique dañ doon xam xale yu jigéen yëpp dañ doon xam vraiment suñu journée de la femme bi dootuñu ko fàtte te nekk na journée bu naqaree ci jigéen vraiment jigéen tax na vraiment cette Fatou Sarr là vraiment elle nous a vraiment xawma nan lañ koy waxee dafa yàq suñu der quoi yàq na suñu der yàq na suñu valeur yàq na valeur u femme te femme dafa am valeur te ñu ngi doon xeex pour jëm ci kaw waaye tey jii ñu ngi wàccaat. soo doon adressé au président de la République monsieur Macky Sall. non le président Macky Sall su ma doon moom dinaa génn wax ak askan wi tenir leen benn langage de vérité mais en même temps soulager population bi wax lu jëmale dëkk bi ci la paix jëf aussi jëf goo xam ne aussi day indi jàmm su ma doon moom daal li ñuy xaar ci moom mooy mu génn na génn wax ak askan wi daal pour calmer askan wi sinon mer mi bari na xiif gi bari na chômage bi bari na c'est pourquoi il y a tout ça lépp li ci rax moo bari donc il est temps que moom mu génn defal askan wi joxe ay explications waaw parce qu'il faut man xam naa ne il faut beaucoup d'explications ndax yenn saa yi sax gouvernement day sonn bay bëgg a dee xam naa ni sonn na c'est pas facile ñu bari ñuy wax président li président tey gis ku leen joxoon nguur dinañ xam ne nguur c'est pas facile mais na génn rek te yàlla tax respecter kilifa diine yi respecter ñëpp wax ak population bi loolu laa ci de vraiment loolu laa koy ñaan. sama situation ci gis-gis bi de mooy président wàcc population bi moo ko moom
bon nag dafa war a wàcc rek ànd ak nit ñi te dal lii dafa baaxul ci réew lii ci dem gen mooy démocratie moo tax ñuy def lii nañ ñu dimbale rek yàlla defal ñu ko ba ñu am ko xale yi itam nañu dal fekk kilifa diine yi wax nañ biig wax dëgg fa yàlla lii mënoon na ñàkkati dañoo waroon a bàyyi rek bo ñu jugé ko ci 11h30 bi ñu waxoon bu fekkee ne ñibbiwul ñu commencé waat mais avant ñu commencé ci 11h30 jot lañ commencé waaw yàq lii ñu def moom wax dëgg fa yàlla ñun lañ ko yàqal suñu bopp lañ ko yàqal xaw ma kañ lañ koy defaraat dina feeñ ci ñun torop boo seetee niñ ko waxati facture yi cher rek lay def dañ doon wàññi luyaas kenn dootul faali luyaas fi mu nekk nii ñun baadoole yi nag dee nañ te kenn suuluñu wax dëgg fa yàlla population bi dal leen rek te dimbale leen ñu te yàlla tax Macky àndal ak sa xel te delloo si sa xel encore itam wax dëgg fa yàlla maa ngi lay ñaan man séeréer la yow pël nga maa ngi lay ñaan ci kattanu yàlla gàmmu gi ñu seq nga dal rek te dimbale ñu ci population bi jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum mbokku Sénégal. maaleykum salaam. maa ngi leen di nuyu di leen sant di métti lu nii wax dëgg fa ndax suñu réew daa nekk réew boo xam ne kenn xamee ko nii buñ demee ba lii am si biir réew mi nag wax dëgg fa dinañu bett lool waaw di ñu am lu ñu métti trop ndax boo demee ba ay ndaw réew war a defal réew mi ñëw ba taxaw di yàq tali bi wax dëgg fa am na loo xam ne saa yi wax dëgg fa la rafetul suñ image su réew. rafetul dara moo tax maa ngi ñaan ñaari parti yi mooy Sonko ak Macky wax dëgg yàlla nu ñu mën a def ba defar réew mi nañ ko defar ndax lii jaaduwul route nationale bi mënoo woon toog 1 heure de temps te oto romb fii boo demee ba gis lii si kaw route nationale loo xam ne mosul am événement naar yi nga xam ne fekkewuñ ko sax maa dégg ñu naan melu woon nii kon nag boo déggee ba dégg Sénégalais yi di def nii wax dëgg fa la loolu moom seen biir. loo xam ne xeex la suñu biir ndax ay njiit wax dëgg waa dama yaakaar ne njiitu àdduna rek jarul lii moo tax li ma leen ñaan daal na Sonko génni wax na Macky génni wax ñëpp dellu fi seen coobare ndax wax dëgg fa la man maa ngi nii lii laay sutarawloo bu ma demee ba tey di liggéeyal oto di gisatuma li may liggéey kon mun naa wax ne kon saa yi amatul benn njëriñ waaw moo tax daal maa ngi ñaan ñaari parti yëpp waaw fekk kilifa diine wax nañ kilifa aada yi wax nañ waaw ndaw it nañ déglu kilifa diine ak kilifa aada yi topp seen digal ak seen wargal ndax àdduna amul solo lii lépp ay jeex nguur yàlla kese moo dul jeex nguur boo gis day jeex moo tax wax dëgg yàlla maa ngi ñaan ñëpp dellu seen sago ndax boo xoolee yàqu-yàqu yi nekk fii doomu Sénégal yi kese ñooy torox ñuy topp Auchan di yàq topp lépp di yàq ñun kese ñooy torox ndax ñuy liggéey foofu day métti si ñoom ndax kenn xamul kañ la ñuy fayee ko ti wala dinañ am fu ñu liggéeyee moo tax maa ngi ñaan ñëpp ñu teg ko si dal ak yar ak maanda ak tegin. dina comprendre sa wax dafa mel ne yow li nga bëgg. waaw mooy que Macky Sall ak Sonko. waaw booloo. waaw ñu liggéey ñoom ñaar. waaw exactement. waaw exactement ndax politique la. réew boo ko amee nii lañ lay fayaat rek boo demee ba am boo yor réew it waaw ndax affaire lépp politique la rek lépp politique la te li amul njëriñ léegi boo ko jëlee si xeex bu moytu si xeex ngay génnee. te loolu moo fi am waaw te Sénégal wax dëgg fa la xamul loolu Sénégal xamul loolu Sénégal jàmm lañu xam bëgg nañ ko ba di ko wax ne pays de la teranga waaw kon nag pays de la teranga boobu moo waroon continuer di dem waaw ndax loolu lañ xamee ndawu Sénégal loolu lañ koy xamee waaw tey Sénégal kese ngay ñëw fekk nit di lekk nga ñëw bokk ak moom ndab loolu Sénégal lañ ko xamee boo demee yeneen pays sax dañ lay xoolaat waaw kon nag wax dëgg fa lii rafetul si dëkk boo xam ne ñëpp dañ ko nawloo. moo tax wax dëgg yàlla maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm. El Hadj Wilane. waaw. waaw Kaffrine laa dëggee. waaw. kon man 20 ans yi man teg na de. 20 ans yi teg na. waaw. kon man xam nga booy buñ gaañ fi moo gën a tax mu ñëw fii dafi jaay see. waaw. daanaka benn instant parcelle laa dëkk fii Intercept. dama déggee loolu laa na baal ma jaar kaas ba xam maa si gis police yi taxaw fii man baal ma taxaw fii calme parce que man xeex andiwul ma fi jaay moo fi indi boo nekkee si sa job da ngay xam ne liggéey moo la fa yóbbu boo joobee bu wàcc jotee nga jóg nga dagg sa liggéey bi dem ñibbi
waaye ñun benn ins 7 heures sa xëy la ñooy jóg liggéey ba ay 17 heures yooyu ñu wàcc xam nga loolu ak métti na ñu fi xeex indiwoon ko noonu suñ pap fii ko noonu loolu taxoon mu nit ñi dem leen Dakar parce que ñun li ñu liggéey dañ kaay yónnee à Saloum loolu moo ñu fi tax a ñëw waaw ok. waaw. waaw. lu ma koy wax dama naan ko es bi daal bagage daal war nañ kaa wàññi xam nga kilo ceeb ay 800 la doon jar léegi am na ñu kaa jaayee 1000 francs wala 1050 xam nga loolu sax du yoon gerte gi ñooy jaay ni kilo bu ñu jënd 800 la noonu kaa jëndee ba problème bi tàmbalee lañ ko tàmbalee 850 xam nga nag loolu du yoon.